mbégte ak kontante lañ amati delluwaat fii ci Star TV ci seen programme le rendez-vous hebdomadaire waxtaanee lu gën a fës ci week bi ñu dooree ko nag ak ponk yi mbokk yi ci week bi jàppale ne kii nga xam ne mooy Killa Ace ak ñoñam yi ñu mat fanweer ak juróom-ñett ñu jàpp ci week bi nag civil society bi daal di dajaloo ngir rek ñu bàyyigum leen ba enquête bi maanaam investigation yi mën a sotti mbokk yi bu loolu weesoo ba tey dina waxtaanee ci case ñoom Killa Ace ak ñoñam yi mooy buñ leen indee rek ci Kanifing Magistrate Court bi mu indi woon foofu ay naqar ak li nga xam ne mooy yut si rek ndaw ñi ñëwoon jàppale ko moom ak ñoñam yi li nga xam ne nag mooy Kanifing Magistrate Court bi mu daal di wax ne rek moom amul sañ-sañ bi ngir mun leen àtte ci foofee nag ñu nemmeeku ay mer ak mer ci ndaw ñi ndaxte yenn melokaan yuñ gis ci soldaar yi mbokk yi dina waxtaanee itam leneen li nga xam ne itam mu ngi xew ci ministry maanaam jëriñ Gambia bu yor wàllum bitim réew foofee nag jàpp leen ni fu mu ne nii mat na 9 personnes ñi nga xam ne dañ leen teg kaso maanaam juróom ak ñeenti nit ñi nga xam ne dañ leen téye ndax corruption ak wàllum guerre ci wàllum lii nga xam ne mooy diplomatique passeport dina waxtaanee itam mbokk yi ci jeexital xibaar yi lii nga xam ne mooy wàllum tàggat yaram Gambia nag doon jongante démb digganteem ak Angola lii nag bokk ci qualify round lii nga xam ne mooy World Cup ci 2022 Gambia nag daal di ñàkk ci biir dëkkam dinañ ko waxtaanee di ngeen ci dégg kii nga xam ne mooy coach réew mi di Tom Saintfiet mbokk yi lii lañ fas yéene waxtaanee ci suñ programme bi tey ji nekk samedi 7 septembre 2019 ponk yaa ngoog boo leen taaxirloo tuuti rek ñu indi leen faram-fàcce yi. di rafetlu seen ànd ak seen kóllëre ci seen programme bi ku ñu leen di baaxee di indil week bu nekk ñu delloo ci waat fii ci studio bi indi leen lu gën a fees ci week bi ñu dooree ko comme niñ ko waxee nag li nga xam ne mooy affaire ñoom Killa Ace ak ñoñam yi jàppale ne ci week bi li nga xam ne mooy civil society bi amaloon ne jano ak taskatu xibaar yi ngir woote rek ñu daal di leen bàyyigum ba li nga xam ne mooy investigation maanaam coobar yi luñ ci liggéey yuñ ci def ba mu yegg waaye nag mu mel ni affaire bi sotteegul xam ngeen ne yëf yi mu ngi xew ci njeexital weeru julaay bu weesu foofu nag xam ngeen ne réew mi yëngutu woon na ba am ci sax li nga xam ne ay yaaxu-yaaxu ak ay toj-toj yu bare ginnaaw faatu kii nga xam ne mooy Ousmane Darboe nekk Sierra Leonean nekkoon ci réew mi di yëngu ci wàllum jaay lii nga xam ne mooy téléphone portable bu loolu weesoo mbokk yi xam ngeen ne mu indi woon ay jaamarloo yu métti diggante ñi nga xam ne mooy yuut si ndaw ñi ak lii di ñi nga xam ne mooy woy kaaraange yi loole nag amoon na sax ñi nga xam ne ay police yu ñu lakkoon bu mel ni bu ci Bakoteh bi amoon na itam kër yu ñu lakkoon ñi nag ndaw ñi ñu jàpp leen fu mu ne nii ndax ay yàqu-yàqu ak toj yi fi jàmbur loole nag kii nga xam ne kuñ ci gën a ràññee mooy Killa Ace ak fanweer ak juróom benn ay ndaw ñi nga xam ne fu mu ne nii ñoo ngi ci kaso Mile 2 li nga ñu teewlu rek xëy na li nga xam ne mooy lu xewoon keroog ci altine ci press conference jano ak taskatu xibaar yi li nga xam ne mooy civil society bi doo woote ñu bàyyi leen gum ba li nga xam ne investigation yi mën a sotti. mu mel ni élément bi yombeegul noonu ñu woy ci rek ak li nga xam ne mooy wàllum xibaar yi rek jàppale ne ci ndaw ñooñee ñu tudd bokk na ci ñaari ñi nga xam ne ay doomi réew Sénégal lañ am na ñeenti nit ñi nga xam ne doomi réew Guinée leen am na itam nuñ ko waxee ñetti nit ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi ko Sierra Leone
bu loolu weesoo comme niñ ko doon waxee rek ñoom nag ci luñ leen toppee rek mooy yàq yi fi jàmbur vandalisme comme ni ko anglais di waxee ñu leen toppee nag li nga xam ne mu ngi fi xewoon ci weerum julaay mu indi woon jàmmarloo yu métti ci réew mi ci talaata bi nag ginnaaw press conference bi mu mel ni élément bi yombeegul noonu ñu wëy si rek ak li nga xam ne mooy buñ leen indee rek ci court bi ci talaata ci Kanifing Magistrate Court jàpp leen ne buñ leen indee foofu daa nekk 15 minutes lañ fa def ñi nga xam ne mooy àttekat yi rek ñu daal di wax ne ñoom amuñu sañ-sañ maanaam seen doole meñu leen ñu àtte lu ñu leen toppee mu indi nag tuuti tension foofee ñu gis ci sax ak ndaw ñi nga xam ne ñu leen doon puus dugal leen ci oto yi ci wàllum ñu woy kaaraange yi mooy policier yi mu indi jàmmarloo mu indi mer ci foofee ci Kanifing Magistrate Court bi moo tax ma am ci mbégte lool dalal ñi nga xam ne ñoo féetee ñi nga xam ne ñu ngi defend Killa Ace ak ñooñam yi di Lamine Sy ak Daba Malik ñoom ñaar ñëpp bokk nañ ci civil society bi ay activistes lañ ay ndaw ñu nekk ci réew mi fas yéene waxtaan ak ñoom li nga xam ne mooy wàllum Killa Ace ak ñooñam yi ginnaaw bi ma leen nuyoo am mbégte lool dalal leen fii ci plateforme bi. Lamine ñu dooree ko ak yow. waaw jaajëf Mr Barry am nañ kontaan trop pour am this opportunity war a ñëw Star TV. TV bu ñëpp di seetaan TV bu xew si jamono pour waxtaanee am xew-xew yoo xamante ne mooy xew si suñu dëkk bi. and I'm very glad to be here kontaan naa trop si teewaay bi. ok bu weesoo yow Daba Malik yow it nga bokk si ndaw activiste réew mi ndaw ñi nga xam ne maanaam dañoo am taxaw tem seen réew mi seen dëkk bi ñu am mbégte dalal la fii si Star TV. waaw jërëjëf Barry maa ngi la nuyu di la sant di nuyu management Star TV yëpp ak képp ku nga xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Star TV comme ni nga ko waxee rek ñu xaar question yi daw ñu waxtaan lépp ñu xam ne pour njëriñu askan bi la rek ak luy doxal dëkk bi daal. waaw ok waaye comme ni ñu ko waxee rek yéen ngeen wàllum Killa Ace ak ñooñam yi fu mu ne nii yéen am ngeen ci taxawaay bu mucc ayib wax nañ ko jano ak taskatu xibaar yi press conference bi ngeen amaloon keroog ci altine ci Tango bu loolu weesoo itam ngeen ñëwoon ci Kanifing Magistrate Court bi fu mu ne nii comme niñ ko waxee xëy na bëggoon nañ tuuti seetaan élément bi balaa ñuy delloo ci waat ci loolu xëy na ñu dem rek ci li nga xam ne moo xewoon ci Kanifing Magistrate Court bi tension yuñ doon wax balaa ñuy delloo ci waat fii. We say this is unacceptable. ñu bokk ci mouvement citoyen bi ñu duppee ko Team Gom Sa Bopp te Ali Thiam ñu gën koo xam ci Killa Ace jiite ko ñoo ngi ñaawlu liggéey police réew mi. Government bi léegi alali jàmbur yi la jiital ci kanami bakkani nit yi. Yunus Taylor bokk ci mouvement citoyen bi di ñaax institution boobee mu xoolaat liggéeyam. lu mu wax mooy neen investigate Keba Seka lu tax ñu jam ko rey ko. police ñoom seen boppa ñu ne ñoom ñoo ko rey. neen investigate Ousmane Dabo njëkka balaa ñu toog fii nii di sonal nit yi di leen toppa am ñu gis ci mer buñ fi nemmeeku woon keroog ci ndaw ñi ba jur loraange ak yaaxu-yaaxu yu bari li nga xam ne mooy yaakaar bu tas ci nguuru Adama Barrow. faju gi baaxut. Daba Malik Jaaju di ndaw activiste gambien. December ñun ñëpp ñu d'accord ne lii changement bi dafa war a am te soo xoolee ci ndawi Gambie dañ ci play rôle bu important te tey soo xoolee ndawi Gambie seen yaakaar dafa tas amuñ xëy faju gi baaxut sécurité amaatut tey am na place yoo xam ne sax man mënuma faa dox guddi. soo laalee kenn laal nga ñëpp. ci turu mbootaay victime réew mi Yamami Cissé di ñaax gouvernement Barrow mu jàngee ci njumte nguuru Jammeh. Gambia government ñaanuma leen de dama leen di digal war nañoo seetaat seen bopp bu baax lan moo fi génnee Yaya Jammeh ñan ñoo fi génnee Yaya Jammeh kon ñoom dañ war a respect loolu waruñoo def dara loo xam ne lii dafay indi jafe-jafe suñ digganteeg ñoom. ngir waajal comparution ñi nga xam ne ñu leen tëj depuis ay bis société civile bi di woo ñëpp tribunal suba ngir wone seen solidarité ci diwaanu Banjul. Amadou Barry i radio. kon nag ñoo seetaanandoo élément bi ñu fàttali ne bi keroog la woon ci altine la woon mooy press conference bi ngeen organisé woon ci Tango. dégg ngeen ci report bi Daba Malik yaa ngi ci doon wax sax ay yooyu dégg ngeen ci report bi xëy na yan jàngat ngeen ci am. waaw jàngat yi ñu ci am rek comme man li ma waxoon foofu noonu rek mooy ne dëgg la comme kenn du rafetlu li nga xam ne nii xew na keroog mooy. 24 first and foremost mooy ñi njëkk a génn ñi ñaaka seen bakkan first mooy Keba Seka di ndaw student bi nga xam ne nii after
mujjee nañoo firndeel ne ki ko rey police la ak Dabo Ousmane Dabo nekk di jaay si marché bi moom it tuumal nañ police bi si ne ñoo ko rey police bi ne ñoom reyuñ ko parce que ñu ne si toocoo bi ko gars yi doon toocoo si loolu la jógee tëdda après mu ñaaka bakkanam ndax am na ndax lu amul la ba léegi ñun luñ mën a wax rek mooy ne tuuma lañ ko mën a téye waaw so ñooñu tam ñu ngay jaale gaay ba pare di ñaan yàlla xara leen arjana may seen njaboot xoli muñ waaye nag tamit ñun dañ foog na loolu moo jiitu avant ndaw ñi di génna pour ñaxtu ok maanaam ñaawteef yi ñaawteef yooyu noonu ñoo jiitu avant ndaw yi di génne di ñaxtu te comme keroog li ma wax rek man du ma mus a supporter du ma mus a rafetlu yaaxa alali jàmbur mooy bu nguur la wala bu nit koo xam ne la bokkul si nguur you know like private citizen loolu kenn du ko rafetlu te foog naa loolu képp ku nekk war nga koo ñaawlu to the highest level yeah but li am solo mooy man li ma gis mooy dafa mel ni tutaluma tamit yaaxa bu gaay yaaxa you know waaye nag doo mun a compare bakken ak alali àdduna parce que alali àdduna bi man li ma gëm mooy ak lu mu mun di demee luñ mën a remplacer la waaye bakken kenn mënul koo dem waaxu si marché jënd ko waaw dëgg la ñi nga xam ne ñoo def jëf ju ñaaw jooju noonu lu waa war naa dal seen kaw you know comme nuñ expecté tamit lu waa mu dal si kaw policier bi nga xam ne nii moom nangu na ne moo rey Keba ak animé kooku sax anamu sax fu mu ci toll waaw ñoom su di gars yi wax ñu ne mu ngi dem tribunal waaye ba léegi xam nga affaire bi leerul leer boobu parce que soo demee si côté famille bi ñoom même su nekkee ne affaire baa ngay dem tribunal xëy na ñoom information yi si gars yi war a am xëy na police bi nekkul di leen ko jox comme ni mu leen ko war a joxee te loolu tamit luñ ñaawlu la you know parce que foog naa ne su nekkee ne man suma doom wala suma mbokka dafa génn àdduna si loxo police soo demee ba di ak lu mun di xew war nañoo mun di bugg di update famille bi pour gars yi comprendre on est gars yi mun a xam situation bi fan la toll parce que su dul loolu dafa ñoom dañoo gis ne gars yi dañ leen neglect understand so dëgg la dat de ñu génn dafa bari dañ na man bokkuma woon suñu génn waaye ndaw yu génnoon keroog dafa bari trop so man duma mun a d'accord si ne ndaw ñu génn ñëpp xam naa ne dafa difficult pour police bi ñu jàppa ñëpp waaye nag soo demee ba di jàpp benn bërëb amoon na waaw exactement amoon na Serekunda amoon na Ibo Tawna yooyu soo demee ba di jàppa man dama foog ne li nga war a njëkk a def mooy nga càmbar ba am firnde yu leer ba wane ne ki nga jàppa nii de am nga yaakaar wala am nga firnde yu leer yuy wane ne moom bokk na su ñuy dem foofu noonu pour lakka kër googu noonu wala dem lakka police station bi su nekkee ne amuloo firnde yu noonu man gëmuma ne war ngaa téye nit ki nga teg ko benn place te loolu sax ñuy wax ne investigation yi di taxu koo demee noonu ñu teg leen loxo ku mel ni Killa Ace yow nga bokk si ñu ko supporté ñu koy boot lan nga ji mën a moom luñ ko tuumal exactly non moom kay luñ ko tuumal mooy arsin mooy comme dem fekk bagage yi jàmbur wala këri jàmbur taal ko te loolu moom I don't know maybe suñ demee si tribunal bi parce que cas bi mu ngi tribunal te cas bu nekk tribunal am na yenn détails yoo xam ne doo si mën a dugga waaye xëy na li ma yaakaar rek mooy ne police yi am nañ firnde bu leer buy wane ne Killa Ace mu ngi woon si këri góor gi mbuub di ko taal jamono biñ ko taal wala bokk si ñu ko taal wala mu ngi woon si Bakoteh police station bi su nekkee am nañ firnde yu leer yu mel noonu man du ma supporter loolu wante su nekkee ne nag amuñ ko nag dafa ñaaw trop nga téye nit ki mu nekk ak ku nga xam ne nii mu ngi am jabar am ay doomam am ay business am ay liggéey yu moo def mana sang nga war koo teg ay 3 mois wala ay 4 mois ba pare après nga ñëw dem si tribunal bi xam nga ñu mujjee daaxa case wala nga mujjee dem ba si kanam nga withdraw case bi loolu dafaa nekk ak gàcce pour nguur gi dafaa nekk ak gàcce tamit pour police bi parce que man li ma justice police bi lu ma gis mooy soo waree dem ba di jàppa nit di ko tuuma yu rëy yi because tuuma boobu noonu ak coup d'état dafa mel ni ñoo xala am mana sanga parce que tuuma boo xam ne la war ngaa mun a tëdda su la luwaa jàppee war ngaa mun a tëdda sa giiri dunda kaso wala ñu faat sa bakkan so loolu du tuuma bu ndaw boo xam ne da nga ko war a ekkati rek nga tuumal ko nit si ay film si évidence yoo xam ne nii comme ay foog naa wala yaakaar naa wala parce que def na woy dénoncer anti crime nu gars yi di traité boy yi wala wax na
góor gi mbuub suy woyam yooyu yëfi ñaaka fere la pour man te man lu ma gom mooy li gën a ëpp doole si lu tax ñu teg ko loxo loolu bokk na si lu tax so man li ma gom mooy parce que woy bu mu def wax about anti crime waaw ba pare woy bu mu wax tudda fa turi góor gi mbuub maybe ak confrontation yi mu amoon ak police bi avant lii nii di ñëw xew amoon na case ak waaw amoon na case ak ñoom te loolu tamit base moom lu mu expliqué xëy na comme boobu tam comme mu ngi dem tribunal ñu bàyyi boobu tam tribunal bi xëy na dina jox kan moo am dëgg te boobu sax jeexagul sax waaw dina joxe xëy na ko am dëgg waaye su moom lu mu expliqué su nekkoon man la sax loolu lay def parce que du ma mun a dox rek benn samba booy jógee fële ñëw soluloo tëni ñëw ne danga may palpe comprendre nga man xaw ma yow yaay kan ak xaw ma lu nekk sa loxo soo loolu aniwut maanaam léegi ñu dellu si waat si ñoom seen case bi Lamine yow it gisoon nañ la si press conference bi ak si keroog si àttekat bi si këru àttekaay bi nga meroon ñu gis ko tey jii nii xëy na seetaanuñ élément bi waaye bëggoon naa xëy na ñu delluwaat tuuti si élément boobu yéen dégg ngeen tamit report bu jàll fi tey jii nii ku mel ni Yamami Cissé wax ne mu ngi advice government Gambia mu xoolaat boppam bu baax a baax bàyyi yeneen yu muy def ndax te bu mu fàtte ne nit ñi ñoo ko fal te ñii dañoo génnoon ndax maanaam ñoo kii la eskero buñ génnee ñaawlu comme niñ ko waxee dëju ki nga xam ne mooy Ousmane Dabo pour ñëpp lañ génn loon dëgg la waaw yow xëy na tey jii nii yan façon jéego ngeen mun a dox kon gisoon na leen keroog wax ngeen ne di ngeen amal protestation xam nga ay démonstration ak yooyu tey jii nii si fan pour yéen fi ngeen mun a sukkandiku pour tey jii defend ñi nga xam ne ñooy kilaayis ak ñooñu waaw jërëjëf sa laajte bi am na solo trop parce que soo ko seetloo comme kilaayis si bu xam ñun ñi nga xamante ne comme dañ koo xam ñu jege ko lool mu nekk koo xamante ne comme dañ koo xam in and out maanaam si biir ak si biti xam personnalité am comme nu mel nga ñun xam nañ moo façon ngi doomi adama la xam nañ lan la capable pour def ak lu ñu def comprendre nga ba pare comme Kilaïs nekk na koo xamante ne tamit nit boo xamante ne nit ku respecte loi la ñu ko xam ñun dinañ ko mën a séddee loolu fu nekk comprendre nga so da ngay gis ne affaire bi comme ni ko suma waa ji waxee dabaa la lu si laxasu moo bëri parce que Kilaïs ñëpp xam nañ ne nekk na koo xamante ne ku vocal la maanaam daf dee wax when it comes to comme how this country is governed understand nga ni koo xamante ne ku vocal la ni koo xamante ne la ku am following la tamit nit ñi dañ koy déglu parce que artiste la am na tout comprendre nga soo lii mooy affaire bi soo affaire bi daal yëpp mu ngi commencé ak waa anti crime ak nu mu jotee woon gars yi si fausse case bi ak nu mu mujjee ak seen njiit bi muy góor gi mbuub comprendre nga ñu dem jàpp ko mu génnaat xam nga comme di ñëw di weeje nu ñuy doxalee xam nga loo xamante ne comme jaarul ci yoon ak yooyu yëpp fa la commencé yaa ngi gis soo ñun nag ñun comme que ñun gëm sa bopp à ce mouvement moom mooy suñu président comprendre nga ñu xam qualité yu nekk si moom ñu xam valeur yu nekk si moom ak respecté boobu am. maa ngi fàttaliku sax xëy na jar na tam ñuy fàttaliku. waaw bu yëf yi amee. waaw bu tàng bi amee. waaw ay bis ay fan yu si topp. waaw amoon ngeen ci press conference alliance. waaw pour wax ne xam nga ngeen wax yëpp affaire bi nu mu demee te moom si boppam ñu amoon interview ak moom. waaw wax ne moom àndul benn yoon ak yàqu-yàqu. yàqu-yàqu yi waaw yàqu-yàqu yi moom comme ni ko sama waa ji waxee daba. ñun ay ndawi réew mi lañ si dëkk bi lañ juddoo si dëkk bi lañ yaroo jàngee fii comprendre nga amee fi suñu business amee fi suñu famille amee fi suñu lépp dëkk bi yàlla tere su taaloon tey ñun kenn du génn si kenn du génn si torotaange comprendre nga so ñun loolu nekk na loo xamante ne ko xam nañ ko bu baax a baax te lu ñuy gëstu bu baax a baax la parce que soo ko seetloo si press conference booy wax noonu bu Kéba Seck dee si benn semaine bi beneen semaine bi topp si Ousmane de defoon nañ suñu press conférence woote presse bi yëpp ñëw parce que ñun as civil society as concerned citizen of this country loolu lañ mën a def ñu invité waa famille victime yi mooy waa kër yi Seck ak Dabo ak journaliste yi ak ñoom Daba ñëpp fa nekkoon ñun yëpp Kilaïs si boobu mu fa nekkoon ñu waxtaanee si affaire bi wane suñ naxar ni ndaw yi réew mi wane suñu naxar ni comme sécurité bi ni ñu doxalee ak naka la ñu mën a rey ñaari ndaw si diggante ñaari semaine te yëpp mu nekk ay ñoo xamante ne ñu leen rey nekkul ay nit yi ordinaire ay policiers yoo xamante ne ñooñu la ñuy fay
suñu xaalis suñu taxpayers money di leen si fay ñu siy dundee ñooñu te lu leen war mooy ñu protect ak ba pare ñu saaf ñu ñoom seen boppam ñoo tourné waat di ñëw di rey suñu ndaw yi te ñoom ñoo ñu war a protéger. mooy police anti crime. waaw mooy police anti crime bi ak drug squad yi ak police bi daal. dem nañ ñëw nag di génnul police bi. wane suñu naxaar def suñu press conference te Killa Ace mu fa woon nii amoon nga ak interview ak moom. yaa ngi gis waaw. waaye pour yéen nag balaa ñu leen di teg loxo amoon na ay 1 month amoon na weer daa nekk balaa ñu leen di teg loxo pour yéen tey jii nii yaakaaroon la ni gars yi am nañ enough firndeel evidences pour teg leen loxo. loolu naa si kontaan pour wax si trop parce que ama lii bu mu xewee bu mutul weer tamit jéggi na ko. mooy bu xew-xew bu mu xewee 24 July la woon. waaw 24 July la woon ba ama exact date bi after fàtte ko waaye xam naa ne almost a month la woon parce que pour wan la ne comme like ñii nu ñuy doxalee dafa xala doy waar. lu mel ni comme ama lii nekkutoon comme protest wala démonstration moo xamante ne comme lu am ne luñ plan la. da nga ko waajal maanaam yeneen démonstration ak comme nu koy plané ne man nii lay plané su ma demee nii lay doxalee. jógee ko fii ba fii lay dox nii ak nii on sanga ñaxtu lu am na naan riot la. waaw maanaam du démonstration. du démonstration comprendre nga. xew-xew moo am waa marché bi ñu ñàkk seen vendor colil vendor. xamante ne ko la ñuy légal su waa ngoon guddee bëccëg xam nga. si out of that anga si mergo la ñëpp génn rek. génnandoo ñëpp génnandoo. muy marché bi muy concerned citizens yi ak ñëpp. noonu lañ génnandoo rek ñu ne nañ march towards anti crime comme que. comme noonu lañ ala yéene comme like ñoom ñoo tax mu dee gars yi dox march towards anti crime yegg si fa pour ñoo comme def ay coow ak yooyu pour waa anti crime wan leen comme like lu tax ñu rey seen collègue bi ak fu ñu ko wéer ak lu indi réyam gi lii moo nekkoon da whole thing te loolu la ñu si def bu ñu fa yegg see nag bu ñëwee bi nga xam ne yegg si nañ foofu si la waa policiers yi ñëw instead comme ñu ñëw ñu dialogue ak youth yi wala comme seet nu ñuy waxtaan ak gars yi wala ne comme mu ngi naa dellu seen kër yi ak dugg na fii génn fa la waxtaan daal affaire bi après ñu seet ñu see toppee si yoon dañoo ñëw rek commencé di leen fetal ay tear gas tension bi jóg noonu la riot bi gën a amee doole yuur si tamit commencé di retalier waaye nag gis nañ images yoo xam ne Lamine waaw waxuma ñi nga xam ne ñoom lañ teg loxo ñoo bokk ñoo ko def waaw way ñun sax suñ kër gi am nañ ay images yoo xam ne muy vandalisme maanaam dem yaa xëy alalu jàmbur yuñ gisoon si këru góor gi loolu am na ñuy sàcc si ay saaku maalo ay diw ay yooyu am nañ image loolu am na ndax gars yi mënoon nañ ko génne loolu am na loolu lu wóor la am na góor gi mbub keram gi lakk nañ ko du góor gi mbub rek am nu mu tuddee sax ba côté police station bi moom itamit vandalise nañ ko lak waaye vandalise xam nga yeneen la yàqu se waaye comme loolu riot la riot su amee loolu foog nga expect loolu parce que am na xamante ne ñu ngi bokk seen biir seen agenda ak yow sa agenda loolu tax a jóg bokkul comprendre nga loolu riot fu mu am da ngay expect loolu yaa ngi comprendre lu mu la waaw waaye tamit loolu bu mu xew ba après 1 month yow amuloo clear evidence si loolu nga eewuwaat yow di same anti crime bi ba léegi ñu ngi investigate wala di same anti crime bi laa la wax de ku seen boos ñu lakk kiram gi di same anti crime bi ñoom ñoo jël seen ay oto feesal fa ay seen ay personnel comme même feesal ak seen ay ngaanaay ak yooyu dugg si biir dëkk bi di téye nit ñi parce que bu dee yoon la woon investigation dafa war a jël place am ñu topp affaire bi ba ñu xam naka la demee suñu paree ñu ne waaw Bari moo ci bokkoon jàpp nañ Bari Daba moo ci bokkoon jàpp nañ Daba Lamine moo ci bokkoon jàpp nañ Lamine suñu paree ñu yóbbu leen si loi parce que ñun vandalisation bi ak comme yooyu ñun loolu dañ ko condamné dañ ko condamné si àndu si benn yoon te ñu ko def lu war dafa war a tegu seen kaw ñun loolu leeral nañ ko si ay press conférence leeral nañ ko si ay daje leeral nañ ko si parce que loolu nekkul suñu stand nekkul lu ñu xamante ne loolu la ñuy taxawal waaw so loolu noonu la demee Daba non ok man la ma bëgg a yokk rek pour wan la ne comme lu ma wax ne Killa Ace nit yi jaama la nit ku respecté loi la li ma lay wax nii nekkul chef de police si boppam moo ko wax ay jours si gannaaw bu ñu demee bureau pour ama moom IGP si boppam mi ne moom kim njëkk a jox permit pour organise demonstration Killa Ace la kañ la woon loolu mooy moom après bu mu jëlee moom foog na après 3 jours bu mu nekkee inspecteur général de police xam waxut date bi waaye dafa expliqué ne 3 jours après bi mu nekkee chef de police so mu ne
dafa surprise parce que bi mu ko doon jox sax dafa carte rek dafa gambul mu jox ko parce que lim ko wax yëpp d'accord amutoon yaakaar ne dina matal sarta yu gars yi d'accord waaye mi ne dafa surprise ne is lépp lu mu ko waxoon daf ko matal sec si diir bu mu ko wax ak si temps bu mu ko wax so loolu lu mu laa woon mooy nit koo xam ne nag parce que ki la is tam lu ñu war a understand mooy ne nekkul comme koo xam ne nii amul éducation waaw am na éducation ba pare am na éducation spirituelle parce que xam nga bu ñëpp waaw wàllum diine bi am na éducation spirituelle bu nga xam ne nii ñëpp xam nañ ne taalibe dañ laa tarbiya te tarbiya si yar la ak teggin ak respect sarta dëkka because gis nga sax keroog sëriñam bi mu jógee Sénégal ñëw dem visiter ko si prison bi li mu expliqué comprendre nga soo nekkul ab jeune boo xam ne nii comme jeune bu jóg la rek génn noonu si mbedda bi di dox di ko def lu ko ne ak yooyu xam nga so Gambia benn xalaat la nit yi am mooy képp ku def rasta dafa am benn gis-gis bu nit yi di am si yow te loolu moo nekk lu nga xam ne dañ ko war a génnee parce que waaw nekk rasta taxut nga tux bon taxut nga jël drogue taxut nga nekk wayu taxut nga nekk bandi xam nga so man loolu laa am lu ma expliqué si côté boobu beneen côté bi mooy police yi su nekkee dañ am évidence pour ñoom is ak ñeneen ñu gars yi jàppa waxuma ne ñu fa nekk ñëpp amul kenn ku si loxoom taxa si laka kër bi de waaye li ma leer ba leer man ñi nga xam ne xam naa ne lu ëpp doole suñu gars yi jàppa nekkuñu woon si këri góor gi boobu bi ñu ko laka nekkuñu woon si baakote police parce que lii leeral loolu mooy soo xoolee si vidéo si is ak ñoom Halifa Sallah ñoo taxawoon diir bu yàgg ak député CDS bi même time bi gars yi di àgga time bi gars yi di àgga bijilo sax si anti crime pour wane seen naxar ak seen ñàkk a rafetlu lu xew comprendre nga moo député CDS bi ñoo taxaw ñu ngee wax ba si boppam mu ngee camboy si vidéo yooyu noonu ñu ngi foofu noonu so même bi gars yi di call góor gi sax di ko wax ne ñu ngee taal gars yi attaqué nañ këram fekk is mu ngi woon foofu noonu mu ngi woon ne xam nga bëgguma use kaddu bu mu use sa ne waaye waruñu woon a def loolu comme genre yooyu noonu comprendre nga so kooku naka la mun ne nekkee foofu at that time so moo tax man ma wax ne maire xam nga lu nekka buñ ko jëlee maire parce que loi soo ko bëggee aate dañ ko aate mu tegu si yoon su nekkee ACE dafa def loo xam ne jaarut yoon man du ma taxaw di di supporter ACE comprendre nga Ali Thiam ki lay so dañ koo bàyyi rek loi mu dox wate yaakaar nañ waaye fu mu ne nii yéen yaa ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne ñoo koy layal mooy looyaayam si dégg ngeen leen ak yooyu keroog si Kanifing Magistrate Court bi dafa ne moom amul sañ-sañ bi mën a compétent wul pour mën leen àtte léegi lan mooy lu si topp xam nga yooyu noonu yëpp xam nga ok loi bi nu mu demee mooy ok Kanifing fii magistrate court la dëgg la crime bi si jurisdiction yi Kanifing bi la xamu ne waaye nag court bu nekk Kanifing magistrate court la comme court bu ndaw la so te ñii lu ñu leen tuumal kaa bu mag la boo xam ne nii si high court bi lañ ko war a mën a aate waaw ok lii yëpp bokk na tamit su li nga xam ne nii sax même CRC ñuy defal constitution bu ees bi lu gaa war a xoolaat la parce que su nekkee ne police yi xam nañ ne man kaa bi si tribunal bi ma ko yóbbu magistrat bi amul juridiction pour toog vérifier kaa bi wala wax ci dara doo ko fa yóbboo kooku du ko mun a seet because man even man sax remind mu moo seen gars yi noonu yëpp loolu pour tardement la ba pare pour ki nga téye yéexal affaire bi la pour ki nga téye ba pare tamit dafa tax procédure yi code bi mu diire te angale daf dee wane like so justice delayed is justice denied parce que soo jëlee tribunal boo nga xam ne nii dafa war a dem presque ay 3 mois nga pare ko pour nga def ko prolongation mu dem ay 1 an wala 2 ans après yaa ngee tardeel kooku noonu waaw mu dem benn at ñaari at yaa ngee tardeel kooku noonu yaa ngee jox famille am problème ba pare sax yaa ngi ko cost lot of money parce que at the end of the day avocat yi nga jël ak passe bi sa famille di fay dem ñëw bi yooyu noonu yëpp ay tardement la yi nga xam ne ni après ndax gouvernement bi suñ demee ba xam ne yow liñ la tuumal ni defuloo ko ndax gouvernement bi dina la compenser am na luñ doon wax tamit sànq si ponk xibaar yi xaw ma ndax élément bi yomb na am na luñ ci defoon mooy lu xewoon si talaata bi si Kanifing Magistrate Court bi comme ni nga ko waxee maanaam yeneen anam tamit yi nga xam ne gisoon nañ ko foofu si police yi woy kaaraange gis nañ ñuy puus ndaw ñi dugal leen si moto yi am ñu sax ñu doon xaw a dóor a yooyu mu indi comme ni nga doon mu indi mer si foofu boobu ñoo ko fekkee journaliste yooyu ñoom ñoo ko gisandoo mu leen doon dellu si kaso bi waaw loolu gisoon nañ ko am na sax benn nu mu tudd am na lu ñuy waxee si commentary buñ ci def parce que luñ ko waxee as a journalist so am nañ ay principle am nañ ay
ay values yoo xam ne ñun dañ koy defend ñun dañ koy kii loo xam ne tamit dëgg la waxuñu fenn ne xëy na ñoom dañ leen tooñ wala dañ leen tuumal way réew mi tamit alaawuñu fenn ne nga torture nit maanaam nga dóor ko si kanam nit ñi sax mu gën a ñaaw muy yoon mer si ñëpp nag su fekkee élément bi yomb na xëy na ñu seetaan ko balaa ñu delloo si waat fii si plateforme bi. ok waaw mu mel ni élément bi yombeegul dañ bëggoon kii ne rek wax lii nga xam ne rek ko ñaawlu lu fa xewoon ñu gis ñuy buux ñi détenus yi ñu tëj dugal leen si moto bi ba sax yéen ngeen doon aalu si loolu ngeen doon ñaar si loolu tey nag bëggoon naa ñu seetaan élément bi balaa ñuy dellu si waat ndax man suma bopp as a journaliste man maa jël suma matuwaay def si loo xam ne ànduñ ci pour naxarlu ko si réew moo xam ne state of law la comme niñ ko waxee maanaam réew moo xam ne citizen yi doomi réew mi am nañ ak yelleef te réew mi tamit am na ay xaatim déggoo yum saañ si àdduna si yi nga xam ne dañoo tere completely lii di dóore angal di ko tooca xëy na bëggoon nañ ñu seetaan ko su fekkee yomb na bu fekkee yomb rek xëy na ñu waxtaan si rek Lamine waaw gisoon naa si yow sa wàll sa bopp nga merci ba mënoo ko woon muñ waaw bilaay ama xam nga comme yi images ngeen di gis mu ngi am tey si suba si Kanifing Magistrate Court bu ñuy delloo si kaso ñi nga xam ne da leen indi woon si court bi si réew bu jógee ko si dictatorship maanaam nooteel foogoon ne lu nu mel dootu fi amati waaye nag waxuñu fenn ne fanweer nit ñi ak juróom-ñaar dañ leen tooñ wala police amul benn droit di leen téye waaye ku gis images yi fu police yi di maltraité ñi nga xam ne da leen téye war na ko ñaawlu si réew moo xam ne state of loola maanaam askan wi am nañu ak yelleef lu xewoon nag ci July 24 bu weesu nii nag ba am ay toj-toj ak yaaxu-yaaxu nekk na lu doy waar waaye police brutality yàgg na am ci réew mi ci nguuru Jammeh mënuñ ko compter ci nguuru Adama Barrow itam mu ngi bëgg bari daaw ci Faraba Bantan ba ñetti nit faatu ci ren amaguñ benn bu leer ne police moo ko rey mooy student bi di Keba Seka Ousmane Dabo itam wax yi bari nañu te ba léegi waa këram ñoo ngi wax ne luñ ko defoon ci police bi mooy sababu faatoom ci réew mi nag ñoo ngi ci jamono ju bees ñu duppee ko ñu Gambia bu bees waaye ku gis images yi dina laaj ani coppite bu ñu ndamoo bu yàggul dara PIU di Police Intervention Unit amaloon leen tàggat ak French police bi ngir ñu mën a xareñ waaye buñ sukkandikoo ci lu ñu gis tey mu mel ni amagul police bi ci boppam moo fi fesaloon daaw ay nataal ci mbedd yi di wax ne police waruñu door kenn te fépp fu jaay doole am nañ ko wax police bi xam ne ku ñu tuumal ak ku ñu tëj sax am na axam ak yelleefam lu waral ñu defar kaso du doore waaye yemale liberté nit ñi ba nit ki delluwaat ci yoon réewi Gambia sañ na xaatim déggu àdduna si yu bari yu aaye doore yooyee droit sax ñoo ngi may képp ki nga xam ne dañ ko tëj mu mën a jokkoo ak waa këram mu mën a faju mu mën a génn yenn saay mu mën a liggéey mu mën a sax saane karta waaye ci sunu réew yi kaso mooy fu ñu tiyandoo nit ñu bari ci bërëb yu xat ak yu méngoowul ak yelleef nit ñi tey jii ku gis mayeltu yaramam daw ndax anam bu mu nekkee bërëb boo xam ne la balaa réew mi moom boppam lañ ko tabax nguur gi war nañ tabaxaat yeneen bërëb yu gën a méngoo ak jamono war nañ itam gën a soobu ci programme defaraat kaaraange réew mi ñu duppee ko security sector reform ngir amal police bu xarañ te mën a sàmm lu nit ñi yelloo réew mi nag yëngu-yëngu yi bari na mer gi bari na waaye du jëf yu nu mel ñoo ko mën a wàccee naam na yoonu def liggéeyam waaye ci anam num gën a rafetee. kon nag ñoo ko seetaandoo mbokk yi comme ni ma ko doon wax ñoo ko seetaandoo élément bi gis ngeen ko mooy lu xewoon talaata ci Kanifing Magistrate Court bi mooy dóore xëy na xaw ma ci vidéo bi gisuñ ko noonu waaye am na TV yu ko doon wone waaye gisoon nañ fu ñuy buuxu ak dóore ñu doon dugal ci moto bi balaa ñu leen di delloo ci kaso bi xëy na rek ma bàyyi leen dégg ngeen ko. waaw yan jàngat ngeen am ci élément. non jàngat buñ ci am mooy comme di ko naxalu rek. because comme moment yi dafa nekkoon moment yoo xamante ne comme la it was so emotional xam nga. parce que
jamono yu doy waar la woon parce que comme mënuñu duñu wax ne comme like xeexi Gambie pour génnee fii dictatorship bu fi nekkoon ñun ñoo ko def wala ñun ñoo ko fi génnee waaye bokk na si ñu xeex loolu pour loolu jógee fi te lu tax ñu doon xeex loolu moo nekkoon lu mel nii dañ fi lu mel ni comme security force bi di use doole si civiliens yi di leen jaay doole di leen woon doole bokk na si lu tax comme ñun ñu si bëri sacrifice seen life yi pour ñu make sure comme lay loolu mu changé nit ñi mun a am seen jàmm xam nga seen droit yi ñu respect leen seen rights yi ñu respect leen parce que fu njëkk a violate nit ñi seen rights yi moo nekk bu njëkkee ñëw si court si dañ ñëw si court si am nañ every right pour dugga si court bi pour ñëw fekkee hearing bi xam lan mooy dugg xew si biir naka lañ leen di aate ak loolu suñu right la yoon may na ko loolu yoon may nañu ko suñu right la ba pare court premises bi nekk na loo xamante ne comme am public space la nekkul fu nga xamante ne da ngay indi police yi di aye citizens yi pour ñu am si accès ak yooyu loolu la njëkk a def si suba waaye bu ñu ko defee dañ njëkkoon a insiste na ñun dañoo dugg a forcé waaye ñu gis ne comme mu ngi indi tension dama ko ñëw looyee yi ñëw ñu wax ak ñun ñu ne no problème nañ bàyyi mu jàlla ñun mën nañoo toog si biti gars yi def seen lu ñuy def si biir amul même problème ñu toogal foofu ay few minutes like 5-10 minutes ñu fekkaat ñu fuñ nekkaat commencé dañu forcé pousse ak doole ne dañ fay jógee sax léegi forcé jógee fa demee benn rek fekkee naa ko waaw ñu ne leen ni loolu defuñ ko duñu pousse benn step duñ ko fi pousse te loolu lañ si pare nañ ko si te pare woon nañ si lu nekk nag understand nga waaw comme ni ngeen koy slogan bi ñu toccool understand nga slogan bi spirit bi loolu la soo ñu nekk fa bu gars yi gisee ne ñii dañ resist et pare suñu bëggee forcé gars yi leneen mooy xew gars yi bàyyi ñu taxaw foofu soo si taxawoo lañ nekk taxawoo lañu yàgg ba si yenn moment yoo xamante ne ay journaliste sax ñëw nañ journaliste yoo xamante ne understand lu mu bon ñu mun nañu ay waaye journaliste yi ñooñu am nañ ñu si amee like benn right pour dugga si biir ñu am nañ extra right pour dugga foofu même soo ñu jël seen information yi ñoo jël waaye journaliste yi sax dañ leen ayoon pour ñu dugga foofu xam nga soo ko seetlu journaliste yi dañ leen ayoon pour ñu dugga ñu bëri dañu amoon difficultés pour dugga si biir yaa ngi gis soo lii yëpp dañ fi ne lii yëpp i human right violations la yoo xamante ne ñu ngi ko fa doon def te li bokk na si lu ñu doon xeem lu ñu doon xeem te amul si loolu bu ñu doon génne si gars yi comme noo ko waxee éléments yi génnewul ko waaye comme noonu looloo xew parce que dañ ñëw di leen pousse di kik nii di boma di understand te loolu is not moo waral sax ma def élément bi waaw ñaawlu attitude bi fàttali ne comme niñ ko waxee prisoners ku ñu tëj am na right am na xam ak yelleefam yoo xam ne war nañ ko sàmm waaw bu nekkee prison tamit taxul mu ñàkk dignité spécialiste sax si prisonnier boo xamante ne yow amaaguloo single evidence on him maanaam dañ leen tuumal gum yow si ay tuumal nga tooloo gum rek understand nga yow kooku caay si tamit sax riidaaguloo ko si court gis nga soo gis na li yëpp human right violations yoo xamante ne comme like mu ngi xew te dañ ko naxarlu nekk na affaire boo xamante ne comme like comme métti nañu trop waaw dinañ si delluwaat tamit mile two wax naa ko laal naa ko tuuti si report bi wàllu mile two bi ena daba lan mooy sa réaction si report waaw keroog moom xëy na ñu ñaan yàlla rek bu mu amaat parce que ok man ñi ma xam personnellement xam nañ ne aw ma attitude ak tempérament bi nii waaye xam nga comme léegi di nga tollu jamono boo xam ne da nga ne aal boo xam ne waaw da nga ne dem ba aal especially soo fekkee xam nga am na yu bëri soo ko déggee fekkee loo ko du la touché trop waaye soo ko fekkee comme like prisonnier boo xam ne ni ñu ngi ko handcuff understand nga soo nga war a nekk di ko dóor di pousse so man yooyu gisuma yoo xam ne nii comme dafa nekk loo xam ne daal ñun luñ ñaawlu la and foog naa police itam am na police yu fa nekkoon yoo xam ne tamit ñaawlu nañ ko and lii rek lu ma wane rek mooy ne security reform bi gars yi di wax nguur gi def si war a gën a farlu mooy bu ñu wax waaw comprendre nga parce que lu tax mooy waaw parce que lu tax mooy gis nga policier bi dafa gisee ndaw ñi comme seen ennemi ndaw ñi tam ñu gisee policier yi especially anti crime comme seen ennemi te loolu waaw dafa ñagas te loolu warta mun a nekka parce que man li ma gëm mooy même keroog sax si suñu réunion ak chef de police bi wax nañ ko war nañoo mën a créer benn comité boo xam ne nii ante police yi ak jeunes yi nga xam ne chaque mois ñu jël benn dimanche moom ne dinañ dem benn quartier aga am waxtaan ak nit yi pour jeunes yi ñu xam lan moo nekk rôle yi police itam ñu xam ne ñii seen ay doomi réew bi lañ dañ am aha ak yële ba pare tamit teg si seen mbokka lañ seen rakka seen ñoo bokk réew mi
man lu ma gis tamit comme beneen affaire tam bu nga xamante tam gaa ngi ko doon jéem a interdict dëgg la ñu demoon foofu ñëpp mënuñoo dugg si biir court bi si biir waaw parce que cemba bi dafa ndaw nekkul court bu mag waaye nag lu nekkaw explication moo si gën a am solo comprendre waaw parce que xëy na mais bi man mun naa comprendre waaye am na ñu nga xam ne duñ mën a comprendre su ñëwee nga teg policiers yi rek ku ñëw ñu ne la doo dugga ba di ay journalistes yi pour ñu dugga sax ñi nga xam ne comprendre luñ lu tax yow nga def loolu dañuy gis ne ñii dañ bëgg a jaxase aate bi ko parce que man dégg naa ñu doon expliquer façon explication yi noonu comme ne gars yi soo gisee ñuy nëbatu pour aate dañ ko bëgg a jaxase in a way boo xam ne ni am nañ intention already pour tëj booy on a comprendre waaw so te loolu mun na am nekkul loolu moo nekk seen intention parce que man comprendre naa ñoom lu ñu doon xalaat mooy comme ne ñu fa nekk dafa bari suñ bàyyee ñëpp ñu dugga affaire su demee ba génnaat ba ëppat loxo ñoom duñ ko mun a contrôler ba pare magistrat bi xëy na du mun a def liggéeyam comme ni mu ko war a defee waaye man li ma dee wax rek lu nekka soo ko expliquer nit ki mu leer dina comprendre ba soo ko bëggee jaay doole woon ko ne te mu xam ne foofu noonu public place la public space kenn moomul ko ñëpp a ko bokk comprendre nga suma kër mun naa koo tëj ne diw du ñëw xam nga diw bi mooy dugal diw bi du dugal waaye fu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk foofu amuloo droit pour aaye kenn soo demee ba di aaye parce que da nga feel ne day sa security reasons moo tax ngaa koo def expliquer ko nit yi ñu comprendre ñu xam pour ñu bañ coow unnecessary coow ak xëccoo boo xam ne jaru ko you know so man loolu laa fa gis bu loolu weesoo tamit si report bi maa ngi doon laalaale tamit lii nga xam ne mooy tolluwaay mooy situation Mile 2 di prison bi fi nga xam ne mooy prison bi gën a mag si réew mi wax nañ ko ñu ngi ko tabax balaa réew mi moom boppam gis tey nu mel images yi ñu fa dem loolu yëpp boo gisee sa yaram daw wax ne tamit xam nga comme ni ñu ko doon waxee sànq rek ku nekk tamit si prison te fiwul ne dootul nit wala amul benn dignité wala amul benn njumte mun na am nit mun na dugg si prison génn jiite réew mi wala nekk ku ñu gën a ràññee si rafet jikko koo xam tooñ mun na am nit mun na dem si prison kon nit bu fa duggee tamit waruñ koo fàtte waruñ koo teg si yenn conditions yi dëgg la tamit war nañ koo xalaat dëgg la ama xam nga mooy dañuy delluwaat si réforme si ñu doon wax rek lu am solo dañ si tolloo te man foogoon naa ne government bii nii seen main priority loolu la war na nekk comme nu ñu réformer all these institutions especially comme Mile 2 bi nii ok Mile 2 bi man nekkoon ne comme ay footage laa ko seetaan wala ni moom moo ko wax dama fa nekkoon on a man comme like dama am this first hand information comme foofu naka la mel mos nañ la fa tey mos nañ ma fa tey comprends nga so man su ma wax affaire Mile 2 dama si wax dund na ko loo xam ne expérience naa ko Mile 2 nekk na place boo xamante ne sëñ bi ngeen baal ma si kàddu waaye comme sa xaj sax doo bëgg a comme mu spend fa like 24 hours xam nga comme maanaam sa noon sax ñaan loo ko yàlla mu dem foofu mu ko ñaan lu nekk ba mu des yal nañ la tëj Mile 2 parce que xëy na prison bi dañ ko defar ngir punishment maanaam ngir thank you very much xam nga normally prison pour comme place boo xam ne da nga fay mën a yóbbu nit ñi pour nga jéem a réhabilité waaw nga réhabilitation la tegal leen si yoon on a nga xam nga the only punishment bu prisoner war a am moo nekk comme xañ leen si liberté seen mouvement si restriction si nga ñu am si seen mouvement si lay nga mu bugg a dem si bitig bi jënd sa ataaya wala régler sa yeneen soosé waaye yooyu xam nga benn place bu ñu lay teg waaye warta nekk ne dañ la fa war a tëj ngir ne comme yow benn nit boo xamante ne daal comme du woo dara tekki woo dara on a parce que jógee ko seen lekk yi man naa la wax ni nekk na lekk yoo xamante ne munoo wax comme like ba mu façon yi lekk bu ñu la ko tegalee yow munoo xam ba mu façon yi lekk la xam nga lekk bu ñu la tegal di nga xam ne lii domoda la lii gën a ci la lii mbaxal la nga xamee ko waaye nekk na lekk yoo xam ne bu ñu la ko tegalee yow munoo xam lii ba mu façon yi lekk la te benn affaire buy tax nga koy lekk rek mooy ne pour dund la rek nga soobee nga bañ a dee si kaso yi comprends nga ba si ndox yi fooy tëdd xam nga comme nooy demee douche nooy lépp daal nekk na affaire boo xamante ne affaire bu doy waar la affaire bu daw yaram la te comme man I am so disappointed maanaam nitewul benn yoon nitewul si benn boor la nitewul moo tax dama disappointed so much sonné parce que foog naa ne this new administration mooy administration baro bii ne su ñëwoon suñu duggee office loolu dina nekk si seen first priorities yoo xamante ne comme yooyu la ñu njëkk a def ñu meg soo comme ñu réglé waat foofu wala suñ ko mënee tuxal sax ñu tuxal ko bu ñu ko mënee tuxal daal ñu réglé waat ko defaraat ko bi nga xamante ne dina nite lépp daal xam nga peinture si biir parce que comme nu may waxee ni yow tey lañ jógee Mile 2 tey jii dem ngeen fa pour seeti
seeti Killa Ace ak ay ñoo ñu mooy yeneen 36 yu fa nekk waaye complain bu ma njëkk a complain la tey bu ñu jox tey si suba si moo nekk ne fan yee mënut a nelaw ngir ne comme situation bi foofu nu mu mel waaw yooyu matay tàngaay bi amul ventilation comme ñu ngi xala bari xataay bi benn waaw parce que rimaan lay nekk poso bu ndaw lay nekk comme lii boo ko xajee nga xajaat ko muy ñeenti yoon nga jël fa dafa ay 20 nit wala 25 nit ñoom ñëpp ñoo ses nii si benn kii bu gàtt nii rek waaw nga defa ay waxambaane yoo xamante ne ay ponkal lañ ñu maccoot ñu ponkal ay 25 nit ay 20 nit ay 70 nit si benn poson nekk lu doy waar nekk lu affaire boo xamante ne lu doy waar waaye tamit si beneen boor tamit dañ koy sant yàlla parce que yàlla def na ne comme nekk na ko xamante ne Ali am na baat nekk na ko xamante ne comme like lu muy xeex mooy pour système bi change soo dugalee ku mel ni kooku nga dugal ko si maytu boobu dina utee si benn comme ne benn laamin nga fa dugal bu génnee adduna bi yëpp dinañ ko yëg so loolu dañ si kontaan Daba keneen ki nga xam ne itam ràññee nañ ko si civil society bi activiste xëy na am na beneen xibaar tamit buñ dégg si wàllum Killa Ace dégg ne dem nañ sax ba dog li nga xam mooy rastam yi mun nga ko firndeel mun nga ko dëggal waaw loolu moom lu am la parce que foog naa ñu ñëwoon si tribunal bi keroog sax gars yi gis nañ ko ok man nag xaw ma fan la gars yi sukkandiku pour def loolu loolu yëpp pour xëy na wàññi ko humilier ko wala psychologically waaw non man personally man noonu laa ko mën a gisee parce que xaw ma lan la si loi wax ndax parce que foog naa ne su nekkee ne loi moo ko teg loi boo xam ne la kon dañ ko war a seetaat bu baax parce que nit ku nekk am nga droit sa melokaan nga mel ni nga bëgg a mel soo bëggee nga nekk rasta parce que fii la rek mais même soo demee si yeneen dëkk da ngaa gis rastaman moom ne mu ngay nekk directeur wala nekk CEO di diriger ay milliards ak rasta muy dem bureau parce que nekk rasta mooy comme li ma wax rek ñun lu ñu gëmloo la comme ne képp ku def rasta rek wayu la du noonu am na ñuy sol costume dóor cravate ñoo daxa sàcca ñoo gën a nekk wayu comprendre nga maanaam jëmm la rek waaw soo moo tax fii soo solee xaftaan bu rëy téye kurus wala nga dóor sa sut taka nektaay ñëw dafa yomba pour nga nax nit yi comprendre nga waaye man su ma defee rasta wala ma taka jaaru sax ma ñëw taxaw di waxaa nit yi on sang même su nekkee dëggalaay sax kenn du ma déglu soo man li ma wax si côté boobu mooy ñi nekk di diriger réew bi jamono ji ñu bari si ñoom jaar nañ kaso jaar nañ maytu xam nañ fa te am na ay promesse yu gars yi waxoon ñeneen ñi bi ñu doon génn si kaso bi ay dégle comprendre nga parce que dégg naa tamit ay prisonniers yoo xam ne am nañ libéré nañ gars yi ñu génn ñu expliqué ne ñii bu ñu leen fekkee si kaso bi waxoon nañ leen ne suñ génnee dinañ xeex dinañ nekk ambassadeur yi prison bi comprendre nga pousse pour make sure ne réforme si ñu war a def si prison système bu Gambie bi xapun na ok ñeneen ñi si ñoom dem nañ ba yàlla dénk leen ay maxaama ñu nekk ay ministre si biir nguur gi wante loolu yëpp amut parce que lu tax mooy comme li ma dee wax rek benn affaire bi la politicien bi nekk si biti di ut nguur dina la dig àdduna àlaxira ak këram ak lépp su demee ba toog fàtte na parce que man li ma gis mooy prison mile two bi lu ngay war a comprendre mooy ñan ñoo ko sampa comprendre nga prison bu yàgga la tubaab bi ñoo ko sampoon parce que ñoom teewuñ nit der bu ñuul te nag yemul si Gambia rek comme Sénégal sax boo demee nu mu tudd Rëbës ak dëkk yu bëri xam nga xëy na am na leneen loo xam ne tamit xëy na jar na ñu wax ko mooy ñun suñu gëm-gëm mooy suñu aada fii ci réew mi mooy ay mythe la nag amul benn firndeel bu wax ne fii ku fi tabax prison ku fi tabax kaso yaa fa njëkk a non loolu non xam naa gars yi dañ ko dee wax ne ñun dañ ko gëm wala waaw non xam naa gars yi dañ ko dee dégg nañ ko benn yoon du ñaari yoon non waxuñu ne am na fu ñu firndeel waaw parce que man li ma dee wax gars yi mooy prison comme lu Lamine wax la rek prison du place pour punishment te africain bi erreur boobu noonu la nekk di def wax naa ko si comprendre nga africain bi erreur boobu noonu la nekk di def parce que ñoom dañ téye prisonnier képp ku dugg a kaso rek wayu la kooku deserve respect dafa war a torox dafa war a coono and all that stuff but ñu fàttaliku ne am na ñu bari ñu tëdd a kaso tey soo demoon nga xool tey ñu nekk si kaso bi mun na laa wax ne presque lu dem si 20 ou 30% ñu fa tëdda 30% man sanga tëdduñ si ngir ne liñ leen tuuma dañ ko def
ay tooñ la waaw ay tooñ la yoo xam ne nii tey parce que tey système bi nu mu demee mooy man mun na la ëpp doole ëpp la xaalis ma jaay la doole xam nga tooñ la ba pare dem jënda système bi ñu tëj la kaso doo si mun dara wana sax nga am na ñu nga xam ne ñu ngi remain parce que mënuñoo am xaalis pour fay avocat kuy ñëw taxawal leen si tribunal so am na ñu nga xam ne nii ñu ngi leen tëdd remain ay ñaari at ñetti at ñeneenti at toog di xaar pour ñu aate leen exactly ba pare nguur gi lu mu war a njëkk a understand sax mooy Mile 2 si boppam dafa fees ba prison yi nga prison guards yi nga xam ne ñu ngi liggéey foofu ñoom seen boppa ñoo la ko dee wax sax dafa fees comprendre nga prison bi si boppam dafa fees so ba pare condition prison bi baaxul parce que mu ngi jege géej bi parce que soo gisee yooyu ak mutu yi yëpp day maata gars yi ak yooyu noonu yëpp mu am parce que dafa jege géej ndox bu mu jege loolu na sang ba pare amul ventilation boo xam ne ni comme tey air bi dina dugga comme nu mu war a duggee xam nga so pour man lu ma gis mooy Mile 2 dañ ko war a daaneel ba si suuf ñu sampaat prison bu ees même su gars yi du changé su gars yi du tuxal sax waaye nag gars yi daaneel bâtiment yi ñu sampaat bâtiment yu ees yoo xam ne ni dina am lal yu correct dina am télévision dina am fan comprendre nga so ba pare dina am library ba pare di nga jànga soo fa duggee waaw exactement waaw soo fa duggee di nga jànga métier soo amul métier comprendre nga ba pare waaw ba pare lu gars yi di def nii comme tey jeunes yooyu noonu am na ñu bari ñu dugga foofu ñoo xam ne ay yaaram lañ waaye fu mu nekk léegi yaa ngi leen teg si condition boobu noonu ñoom ñu ngi gën a mer bu set parce que ñu ngi gom ñoom ne dañ dugga foofu noonu te li ñu leen dugalee foofu defuñ ko ba pare teg si ñu ngi leen teg si condition yoo xam ne nii condition yoo xam ne ñoom xamuñ ko parce que ñu bari si ñoom tey bii ma nekk première fois ñu dugga prison ñeneen ñi mosu ñoo dem prison sa seeti nit comprendre nga soo xoolee gars yi sooy waxaa ñoom ñeneen ñi si ñoom ni ñu amul dëgëraay bu baax da nga dee fil ne kii mu ngi am mental tocco on sax nga weeda mu wax ko waxu ko waaye maanaam lu tubaab wax sa radicalisation waaw exactly so moom la foofu laa doon jom ni parce que ñu bari si ñoom yaa ngi radicalise gars yi to the point like suñ génnee après duñu ragalaat benn lu ñu wax mooy ok dem naa kaso expérience naa ko di woos loo mën a def mooy nga delawaat ma foofu noonu so kooku su génnee day am beneen melokaan boo xam ne du moo dugg a kaso demeewut ak melokaan boobu waaw dugg mën a sàrde dafa waaye comme pour woon la ne comme ñii nu leen jàppee dafa xala doy waar gis nga si ñun jàpp noonu waaw xam nga Serekunda market bi majorité yooyu foofu lañ leen jàppee xamante ne foofu la ñuy liggéey waaw Serekunda bi dañu am seen community comme c'est foofu association bu nga xamante ne comme ñooy def seen ay lépp lu ñoo defandoor foofu ok bu ñu jàppee ñi si community woo am na almost 5 to 6 nit yoo xamante ne ñooñu ay heads lañ si community woo ñooñu dañ bu leen jàppee si élection dañ yeewu suba teel comme que ñoo nekk magi association bi ñu dajaloo ñu ne léegi comme que jàpp nañ suñu ay gars yi léegi nañ dem si anti crime bi ñu fa demee ñu mun a xam comme like lu tax ñu jàpp leen ak la mooy way forward bi imagine ñoom dañuy agsi bu ñu agsi 5 to 6 nit yooyu ma la dañuy agsi ñu boole leen si ñu jàmm ñooñu ba léegi ñuy bokk si team bi ci tatisee bi ni ñoo wax ne ñooñu lañ leen jàppee te dañoo demoon nemmeeku pour parce que ñu nekk magi association bi comme nga rek comme fii rek bu ñu war a jàpp kenn si yéen ñoom Sara dinañ jokk dem seeti nu ñu dëgg la way nag si réew mi comme lu ñu mën a wax réew mi am na loi am na ay sarta fu mu ne nii xëy na yéen ñii di si yëngu lan ngeen mën a def pour xëy na ñii tamit ñu mën a respecter seen àq ak yële xëy na seen avocat yi seen laykat yi seen lawyer yi lan lañ ci mën a wax ak àttekat yi waaw xam nga loolu moom avocat bi foog naa ñoo si ñun luñ mun mooy comme mu nekk lu ñu def xëy na yéen yaa ngi jokkoo ak avocat yi waaw ñu ngi jokkoo ak avocat yi xëy na fu ngeen ci toll ñoom lan lañ ci wax ba pare foog naa gars yi dinañ respecté avocat yi parce que avocat yu gën a mag si dëkk bi la am nañ expérience yàgg nañoo taxaw si cas yu garaaw yu gën a garaaw yi nii sax so ñooñu xam nañ ñoom naka la gars yi mun a digalante ak nguur gi wala prison autorités yi pour meg soo ne seen ak yelleef ñu jox leen ko so ñun leneen luñ mun mooy comme binda ONG yi nga xam ne nii xeex ak taxawal waaw NGOs yi nga xam ne xeex ak taxawal waaw ak yelleef fi doomi aadama moo leen ñor mais bi binda leen pour yëgal leen conditions yi nga xam ne ñoom si leen nekk ak même def ngeen ko wala waaw ñu ngi ko def ñu ngee binda même gouvernement Gambie sax binda nañ leen nasu ñoom ñëpp ñu ngee binda gaay ba pare tam ñu ngee dem di toog di wax ak gaay comme ñi nga xam ne nii ubbi nañ seen bunta pour ñu toog comme IG bi keroog kool nañ ko mu déglu ñu invite ñu toog waxtaan ak moom non comme moom lu ma wax rek xam nga moom du mun a wax ne lii jaar na yoon wala lii jaarul yoon comprendre nga waaw li ma wax ne yoon mu ngee dox yoon mu ngee def liggéeyam te definitely to be honest man dama gëm suma luwaa réew dama gëm ne tamit suma police dina def liggéeyam si yoon donte du ñaaka dina am ay élément police yoo xam ne nii dinañ
jéggi sarta yi nga xam ne nii moom lañ war a tegoo waaye li ëpp doole si police yi man gëm naa ne dinañ def seen liggéey si yoon ak seen diggante ak yàlla justice system bi tam noonu la ba léegi man gëm naa ko definitely parce que foog naa ne am na changement bu happen comme si luñ jógee ak léegi to be honest suñu waxee dëgga am na changement bu happen parce que su nekkoon ne jamono bële ne la xëy na ñun suñ classe gi sax duñ toog fii tey di wax comprendre nga léegi xëy na suñ toogee fii wax suñ pare après ñoo non coppite moom mu ngi am non dëgga parce que man loolu la de woon nit non improvement moom am na ba pare xam nga change du xam nga comme ok dëgga la xam nga lu gouvernement bi am problème mooy da nga promise nit sooy dig doomi aadama won ko ne maa la dig lii waaye nag man awma kàttan pour def lépp dina jël time xam nga nit ki bul bugg a karta rek nga ñëw taaw soo ma tegee ñaari at dinaa def nangam comprendre te yow demaaguloo foofu noonu ba xam problème bi naka la toolu wax leen rek ne suma biir mandat am naa ine pour def nangam ak nangam comprendre nga so waaye soo commencé xam nga tey soo ma diggee ne altine maa yor sa añ ndékki ak reer ma eewu altine si suba nga dóoru ma ndékki soo ma waxee ne toggal xaar añ damaa xaar añ wante su ma eewoo altine gisuma ndékki ba ay bor yi waxtu añ di jot nga ma toog di moo ne xaaral añ du ma toog di xaar so problème boobu noonu la ñuy am changement mu ngi am dina jël time dina diire parce que dina métti ba pare changement dafa métti ok Lamine fu mu ne nii comme ñu leen teg remind gum leen kiyee gum ba ban weer October on the second si la judiciaire bi sax di resume waaw high court bi léegi moom moo ci aate am léegi ñii kon dafa mel ni dinañ nekk prison ba on the 22nd waaw loolu la magistrate bi noonu la ajonee code bi mooy si loo magistrate bi mooy Kanifing bi waaye nag ama léegi si looyaay la des loolu liggéey looyaay te looyaay ñu ngi def seen liggéey te ñoom wax nañu ne ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ne am na waaw am na non pour bu mu àgg comme second octobre bi so wax nañu ne am na nu mu demee sax balaa next semaine sax dinañ nekk sonné comme like ñu ate bi mu commencé si high court si fekk duñ fa mun a toog ba on the second so fu nekk ni waaw parce que loolu dafa bëri so ñoom daal comme que ay looyee mag lañ te nekk na ñoom nekkul du benn looya du ñaar looya du ñett du ñeneent dañoo xal sakan waaye ñoom 37 yi ñoom yëpp fanweer ak juróom-ñaar waaw xëy na topp yi benn la wala xam ne waaw ñu ëpp doole si ñoom waaw ñu ëpp si doole si ñoom topp yi benn la foog naa huit charges la waaw comme age moom dañ ko charge yëpp comprendre nga so am na ñoo xam ne dañ leen charge yeena am ñoo xam ne ni ñu charge ñun ñëpp waaw loolu nag bëriwut si ñu charge ñun ñëpp bëriwut si foog na ay su bëree bëri ay juróom la rek du ko àgg sax waaye ñu si des yëpp benn charge bi la ñeen charge waaw waaye am ngeen si yaakaar ñu ban ci yàgg waaw parce que loolu la ñuy wax te non parce que loolu moo baax sax pour not only pour ñoom waaye even pour nguur gi sax parce que dëgg bi moo nekk fu mu jaar ñu nangu loolu tension bi fu ñu tollu léegi nii tension bi si dëgg bi dafa bëri trop te man su ma doon président wala ma nekk ku ko xelal loolu laa ko wax parce que gis nga ñu waxante dëgg li fi xew Gambie ñu war koo wax te mu ëpp solo li dafa bëri comprendre nga drogue baa ngi nii tey nañ ko fi si port bi ba léegi waxuñu dara foo mun a granté bail wala nga ñaaka toppaat ku indi drogue wala ngaa mun a baalal ku nga xam ne dafa yaaw parce que fooguma ne pour tabaxaat kër góor gi Mbuub war naa mun a cost benn $1 million wala 1.5 million nguur gi war na koo mun a jël mu defar ko ba pare mu tegaat ndawi réew bi toog wax leen ba pare kilifa yi tamit waaw exactly so ñu ñàkk tam seen bakken tamit war na moo mun a toog tamit mu dem seet nemeeku seen famille defal leen parce que man su ma doon advice président loolu laa ko advice parce que gisuma lu tax sax warta mun a jóg si palais bi dawal motom dem ba kër ñoom Keba toog ak famille bi waxal gars yi wan lañ ne comme man maa nekk président bi maay njoboote ñëpp li happen ñi ko def su ma njoboot lañ kim dal tam su ma njoboot la comprendre nga man du ma ko rafetlu lu ñaaw la donte lu waa dina def liggéeyam waaye pour ma ñëw fi rek wan lañ ne xam nga lii naxari na ma su ma nguur gi waaw ba pare dina doon wàccee tension bi te lu si gën a ñaaw mooy daba pour ma yokk si lu ndaw dama over disappointed si président bi imagine si réew moomante ne yaa ko nekk di govern nga yow benn bés ñaari démonstration am si dëkk boobu parce que di same day bu Brikama mu ngi tàngoon jiir xam nga tension moo fa nekkoon fa ak police yi di same day bi la waa marché bi on sa xewoon fii tamit boori bi juloo anti crime tàkk bi am coow jóg on sa nga ñëpp waxee fii ki waxee Leffer Rayal Center mujj gi sax ami bi lañ indi woon thank you very much soo jógee ko bés boobu ba tey yow nga nekk président génnuloo pour wax sa njaboot yi
lu mu moom nga génn si télé bi wala ne ok yëg naa luy xew xam naa ne lii ak lii xew lii nekk na loo xamante ne nekk na naxar xamante ne dal na ndaw yi réew mi waaw sécurité bi tamit doxalee nañ nii waaye nag man leen di ñaax ne police bi rek lañ ci dégg waaw ay bataaxal yoo xamante ne sax taxawul sax dañoo xool lu leen ne rek ñu bind loolu parce que ñun dofuñ parce que da ngay gis ne comme si jamono yi technologie lañ nekk yow balaa ngay génn sa ay bataaxal nit ñi xam nañ first class information bi lan la vidéo yaa ngi on Facebook live yaa ngi on updates yaa ngi on journaliste yi ñu ngi fale di joxe seen i report soo yow balaa ñëw wax li xew si sa karama bokk dafa fekk comme lay nit ñi xam nañ li xew xam nga soo dafa doy waar daal anyway dëgg la di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay fii doon waxtaane mbirum Killa Ace ak ñoñam yi mu mel ni rek fu mu ne nii ñu doon seetaan gindeeku nañ maanaam yéene leen si li nga xam ne mooy Killa Ace ak gaayam yi di leen gërëm di leen sant xëy na rek balaa ñuy tëj kii rek ñu dem si leneen li nga xam ne itam xewoon na ci week bi xëy na wàllum Killa Ace ak yooyu ñoo ko xawoon na ba tuuti mooy fraude buñ discover si Ministry of Foreign Affairs mooy jëwriñ Gambia bu yor wàllum bitim réew ñu gis fa li nga xam ne nit lañ njëkk a jàpp si airport bi mu yoroon diplomatic passport ñu gëstu ñu càmbar ko ba gis ne système la woon ay nit ñu doon liggéey si Ministry of Foreign Affairs ñoo nekkoon di joxe ay diplomatic passport si xaalis ñu gis sax ay ñi nga xam ne ay gan lañ ci réew mi amoon nañ ci fu mu ne nii nag si bataaxal bu ñu jot si police bi ñu ngi xam le ne jàpp nañ lu mat juróom-ñeenti nit si kaso bi ñu ngi si kaso bi ñu ngi si investigate jot nañ si sax déglu ki nga xam ne itam moo jiite Department of Immigration xëy na ñu seetaan élément bi buñ ci defoon ci àllarba balaa ñu dellu si waat fii si plateforme bi mbokk yi. ginnaaw coow bu fraude passeport yi andi ci réew mi police bi daal di yëgle ci bataaxal ubbi na l'enquête ngir leeralal nit ñi naka la yëf yi demee nu mu gën a gaawee buñ sukkandikoo si l'enquête bi nag fu mu ne nii tuumal nañ ñetti nit ñuy liggéey si ministre bu yore wàllum bitim réew kenn si ñoom sax dafa daw lañ xamle affaire bi nag State House def ko fulal bu baax a baax ginnaaw buñ tuumale benn waay bu nekkoon dawalkatu moto njiitu réew mi présidence bi daal di fësal bataaxal di xamle ne waajooje wàcce nañ ko liggéey depuis novembre 2018 si waxtu l'enquête bi nag ñoo ngi xamle am na ñeneen ñu bokk si protocole présidence bi ñu si laale yemuñ ci rek am na ñeneen ñuy liggéey si département bu yore wàllum immigration bi ñi nga xam ne itam laale nañ ci si loolee sax leen déglu ku jiite institution boobee affaire fraude passeport bi mi ngi feeñ keroog buñ tegee loxo benn waay bu doon tukki jaar si airport bi noone ñi nga xam ne ñooy yëngu ci investigation yi def ba xam yëf yi num demee ñu gis ci sax yëf yi yàgg na am na sax ay gan ñu jot ci passeport yooyee fu mu ne nii nag ñoo ngi xamle ne teg ne loxo ñaari nit ñu bàyyeekoo Nigeria ak Guinée. Amadou Bari, Star TV News. beneen élément lu lambee réew mi diplomatique passeport ma gis la yow dafa mel ni affaire def la reetaanoo te lii nekk na lu sérieux parce que lii nekk na lu sérieux trop sax te lii ñëpp ko war a ñaawlu parce que ñii ni corruption la woon lu bal alal réew mi dañ ko doon def pour am ci xaalis. waaw balaa dawaa di ñëw sax man naa si mën a laal tuuti rek waaw ma dawaa moom mu tëj ko parce que moom am na si ay yu bëri waaw ok comme seen réaction ci lii suñu réaction bi moo nekk ne comme léegi am lii corruption la outright corruption la maanaam comme nekk na alalu réew mi lu alalu réew mi la comme nga soo fu nekk ni affaire de kabudu lañ ko def maanaam ñun la ak suñu ay mbokk ak suñu ay rakk jël suñu diplôme passeport yi jël ko on sent clan bi ñoom neen ñu séedoo ko te xam nga ay gan ak ñi nga xam ne ak ay gan tamit ay gan yoo xamante ne comme ay businessman yi yoo xamante ne yow nekk si réew mi rek nga waaw xam nga xaalis bu ndaw amee fii rek am sa benn business rek nga jël suñu diplomatique passeport yi jox leen ko xam nga ak sa ay kabur ñoo xamante ne ñoo lay support ñoo lay def say affaire xam nga dabaa mu ngi ko wax fii léegi-léegi waaye jàpp nañ ci waaye non waaye ñu si yor ak a bëri te agaguñ sax si number of amount yi just few rek ñoo génn ay 8 9 6 whatever on sang moo génn daawa mu ko doon wax léegi-léegi ne réew mi lu ñu war a régler waxtaan si te moo am dafa am solo bëri na nekkuñ di ko def on sang te amul si lii de am na beneen révélation bu génn ne Batamedi si boobam ministre of justice Batamedi mu ngi amee comme request letter moo xamante mu ngi social media right now fu nga xamante famille bi yëpp
depuis si yaayam doomam bàjjenam njabootam ñëpp ay doomam yëpp pour ñoom yëpp ku nekk am diplôme de passeport fu nekk ñëpp am ko diplomatique passeport xëy na dañ ko teg gum fii nii waaye du comme Pajo ak yooyu maanaam comme emergency la nit bu amee soxla kon loolu xam naa dama wala kilifa réew mi su ko amee parce que Sénégal tamit indi woon na fa coow ba sax de am na doomu Ministry of Interior buñ jàppoon mu yor ko léegi ñu mujj koo cancel ñu wax ne léegi du ku nekk lañ ko mën a jox xëy na dama nga ciy wax si tënk rek please non man li ma wax yëpp su ma la waxee dëgg am nga firndeel balaa am ngeen firndeel ne comme li nga wax bataaxal leeta bi request mu ngi social media soo duggee léegi gis ko fu nekk waaw lépp famille am bi yëpp mooy Minister of Justice mooy Batambedu depuis si yaayam ba si laas doomam bi mu ngi request ne pour ñëpp ku nekk am passeport loolu is all over mu ngi fane léegi lan lañ ci mën a jàngat mooy ne corruption bu ñuy war rek corruption ñoo nekk si nguur bi waaw ñoom la ñoo am nekk si nguur bi ñooy pàccoo affaire bi kaburu la affaire de comme les clan la ñun la ñoo moomee nañ seetoo bagage yi nañ am suñ famille bi ak yooyu noonu la demee loolu mooy xew man li ma wax rek mooy man lii bettut man dama ree parce que bettut ma parce que non parce que bettut sérieux moom lii weesu na sérieux parce que lii man président bi man su nekkee man la xeet yu bari dina róolu comprendre nga dinaa daaxaat ñu bari su ma miinee ma daaxaat téeméeri nit sax naa leen daaxaat ba pare du ma la daaxaay MC comprendre nga parce que lu tax ma ree lu tax bi lii muy xapun ma ree mooy ñëpp fàttaliku nañ coowi Simlex bi ak mooy affaire contrat bi biñ doon joxe contrat bi nii contrat pour ID non mooy pour passeport bi ID card driver's license suñ national document si yëpp daal so ñu jël ko jox ko benn société bu nga xam ne nii moo benn société boo xam ne doomi Gambia moo ko moom ñoo ko doon xëccu ñu xañ ko doomi Gambia bi jox ko Simlex non Simlex Swedish Lebanese yu toog xama Belgium la something like that te ñun jamono boobu ñu def gestu ñu gis ne société bi si boppam société boo xam ne nii aduna bi yëpp du Angola du dëkk bu nekk fu mun di nekk waaw mu ngi am na der bu rafet sax comme ay wayu ñoo fa nekk ay criminal ay bandi ñoo fa nekk loolu moom du ñëw ko ñun lu ñu wax mu ngi si internet bi FBI bi wax na ko CIA bi wax na ko ba pare dëkk yu bari yu amoon naa gars yi contract terminé nañu comprendre exactly ñoom ñu génna jamono boobu may fàtte si boobu moo nekk Minister of Interior ak gars yi Simlex yi biñ doon officially launch force process bi pour joxe passeport yi ñoom ñu wax ne dañ teg système bu nga xam ne nii kenn mënta am biometric passeport bi te yow demuloo nga teew so ba pare man lu ma jaaxal si problème bi lu ñoo arrêté yëpp dégguma fenn fu ñu waxee ne jàppa nañ chef yi directeur yi Simlex bi wala benn der bu weex boo xam ne Simlex la bokk parce que non mënta possible non ministre of Foreign Affairs mënta ñoom duñ print passeport soo bëggee print passeport bi bàyyi force nga dem Simlex so passeport bu génna non même su ko gars yi joxee sax ñoom dañu wax ne dañ teg système bu nga xam ne nii képp ku matul criteria yooyu noonu ak koo mun di doon ak foo mun di jógee doo am passeport parce que am na doomi Gambie yu apply passeport ñu ay leen passeport parce que mataluñ sarta yi soo demee ba di ko jox koo xam ne du doomi réew bi loolu corruption si yan sarta nga war a comprendre nga soo man li ma fa gis mooy ñaari fànna moo fa am benn bi mooy népotisme mooy comme waaw wàllum mbokk ak political patronisation comme tey man maa nekk si Donka City gi képp ku ma supporté nekk suma côté dina la jox nga ceeb képp ku nga xam ne nii suma famille nga di nga ceeb képp ku nga xam ne nii da nga ma contre nag yow doo bokka ok ba pare lu ma gis mooy lu Olof Njaay dee wax rek ronxañu baa doole mooy siim cere buur comprendre so xam nga Gambien ni understand nañ loolu dafa des si Gambien ni nag ñu xool political class bi ñu liggéey duñ bànneexu non ku bokkut si clan bi doo noos so xëy na message ci wax ne comme li nga wax fu mu ne ni am na ñuñ jàpp ko nañ nangu tamit xëy na am na jéego yuñ si wax yoon muñ ci def liggéey yaakaar nga ne lu xew mooy lii luñ yaakaar bu moom daat la comprendre nga so xëy na dañ dem ba amaatuñ chance parce que man semaine bu passé bind naa si Facebook ma ne na nguur gi publier képp ku amee diplomatique passport turam ak nombam ak everything parce que su dul loolu dina indi gàcce pour ñu bari parce que tey am na ñu nga xam ne dañ ko am te xamuñ sax lu tax ñu am ko xëy na dañ leen oosa may leen ko wala jox leen ko pour affaire yi politique wala affaire yi leneen ak leneen understand nga soo kooku su toogee mu gis turam si social media bi wala journaliste yi di wax turam te moom xamut lan moo tax sax mu amee diplomatique passport bi dafa nekk gàcce pour moom soo man li ma gis mooy nguur gi na jël firm step
ñu toppa affaire bi ba mu leer nañ ba pare at this moment sax waaw man su nekkee man la sax contract it seamless bi dama ko suspend on sa nga ma seek legal advice suñ demee def investigation ba gis ne ñoom dañ am negligence of duty ma terminate seen contract bi parce que soo xoolee ñu amee diplomatic passport yi ñu ngi leen jox position yoo xam ne nii ay ambassador at large ay presidential business advisor ndax ñooñu président bi war naa mën a employ nit appoint nit ñu di la fay salary because suñu la appointé on sa nga ngay jël nga su nekkee fay la salary sax soo waree tukki nguur gi mooy dépense sa tukki fay la padiyam ndax kooku waruñ koo wax askan bi ñu xam ne diw de dañ ko jël taana ko pour mu def mu liggéey nangam si nguur gi especially koo xam ne sax du doomi réew bi ban intérêt la am parce que doo wax ne dafa gën a jàngat doomi Gambien yi am na doomi Gambien su fi jàngat lu tax appoint loo ñooñu ambassadeur at large lu tax appoint loo ñooñu economic advisors ngay jëli koo xam ne ni kenn xamul fan la dëkka nga di ko jox suñu passeport mu dem kenn xamul na jaaykati drogue la wala jaaykati terrorist financier la wala fu mu ne nii comme ni ñu ko waxee ci report bi am na ñaari doomi réew bu Guinée ak bu Nigeria yuñ teg loxo ñi nga xam ne ñu leen di aate waa ji ñooñu ñoo gën a ndaw si lii ñi ngay war a téewuñ gaay man ay benn ay driver boy comme driver président bi daal ñu fàttali ne kooku nekkoon na former driver non waaye ma ne waaye si bataaxal présidence bi ñu ngi xam ne wàccee nañ su eboo ba éleg sax su nekkee ba tey sax mu ngi nekk driver borom driver si lu ñu wax la xaw ma ci non moom la laaw donc wàccee nañ ko dama ne su nekkee ba tey sax driver baro la kooku pour man amut solo parce que driver normal driver mun ta génneel kenn ID card sax waxuma la passeport su demee ba di génnee su demee ba driver boobu noonu mun a génne su nekkee lu gars yi wax dëgg la ne daf day mun a génneel gars yi passeport kooku am na si gannaaw keneen ak keneen kum laa am loolu koo xam ne moo am doole so ñun man loolu moo ma intéressé man du ay benn immigration officier yi protocole officier yi non da ngay dem toppa ñi nga xam ne nii tey parce que lu leer ba leer mooy comme kii lu mu wax su nekkee ne Batambe du ministre of justice famem am na trust me man mun naa laa waatal ne du Batambe du moom kenn gis nga yeneen ministres yi yëpp ngay cappa ñu bëri si ñoom seen famille am ñoom ak seen ay famille yëpp am nañ so na gars yi ëppul ñu wax ñu lu dëggu ñu xam ba pare ñu jàngat waaw dëgg la dinañ déglu investigation yu police bi di wax ñi nga xam ne teg nañ la fu ñuy toll dinañ xëy na tamit Batambe du xam nga moom daf dee monthly moom bu nekk daf dee organise li moom ragalul media bi saa boobu moom laaj naa ko dina ñëw mu clarifier moom bokk na si ñu gën a kii ràññee si ministre si government Gambia dinañ am janoo ak moom dinañ ko si laaj doo leen ci ump ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan kon nag di leen gërëm di leen sant xëy na fii la ñuy tàggatoo Daba ak Lamine. xëy na quickly li ngeen di wax kii nii rek. waaw comme man damay rafetlu comme jotaay bi. rafet na nice na. parce que li la ñu mën a def comme léegi-léegi toog ñëw di waxtaan. si xew-xew yi xamante ne mooy xew si démocratie la bokk. et après Star TV jërë ngeen jëf si for having us. it was beautiful. waaw man li ma wax rek mooy ñu jaajëfal la yow ak Star TV team bi yëpp. ba pare tamit. wan Gambien si ne lii la démocratie war a doxee li ma wax su ma gis-gis la terew taxut ne moom moo nekk dëgg te du ma ko mën a imposer kenn man su ma gis-gis laa wax beneen bi mooy maa ngi ñaan président bi comme moom moo nekk kilifa askan képp kuy ewoo Gambie tey loolu la yàlla dogal na tëdda ba guddi mu toog mu réflexe si ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ téye teg leen kaso mu xool li nga xam ne nii loolu la ko yoon may fu mu mun a jaar ba ndaw yi ñu génna mu teg leen comme njabootam yedda leen waxaa ñoom teg leen si yoon so loolu advice bu ma ko jox la daal bu mu toppa ñu ko pousse di ko wax ne te jàll gars yi setal exemple loolu lu ragal loo nit waaw di leen gërëm di leen sant mbokk yi comme nag lii mooy ndar képp li suñ programme si week bi comme niñ ko waxee rek every week si Saturday la leen di baaxee di indi lu gën a fees si week bi di leen gërëm di leen sant di gërëm itam ñu féetee si machine bi ba lii mën a yomb ku mel ni Mohamed Ba ak timam yi di leen gërëm di leen sant comme niñ ko waxee rek ñu jox leen dig daje next week si yeneen xibaar bu ci yàlla àndee jaa ngeen jëf